asalaamaaleykum mbokk yi ginnaaw bu ñu sante yàlla julli seydina Mohamed ali salaatu wasalaam ñu ngi nuyu mbokk téléspectateur seen chaîne de télévision numérique Bar TV la chaîne de l'éthique et de déontologie di leen balu àq di leen baal àq di leen ñaanal yàlla jàmm ak sutura ak xéewal gu sax abadan faw tey jii nag seen chaîne de télévision numérique Bar TV ñëwaloon leen fii ci cité Babou Salam ci cité Sëñ Mansour ci Tëngéej fekk ci fi it ki nga xamante ne nii moom mooy El Hadj Medoune Ndiaye El Hadj Medoune Ndiaye nekk historien nekk sët ci Anta Madjiguène Ndiaye waaye it di délégué de quartier Babou Salam ci biir loolu itam nekk gi mu nekk historien ak bokk gi nga xamante ne nii bokk na ko ak kii di Anta Madjiguène Ndiaye ñu gën ko xam ci Anna Madjiguène Ndiaye Kinsiley histoire a indi tur woowu loolu moo waral ginnaaw moom day sët di mbokk deret di dee itam historien xam-xamam màcc ci wàllu taarix loolu moo tax tey jii seen chaîne de télévision numérique Bar TV ñëwaloon leen fii tey ci këram fekk ci ko fi bëggoon waxtaan ak moom ci li nga xamante ne nii moom la Tëngéej dëkkmal jëmale ko ci ki nga xamante ne nii mooy Anta Madjiguène Ndiaye nga xamante ne nii ci histoire dañ ko jàppoon jaam ci 1806 indi ko fii ci Tëngéej jaay ko fii ki nga xamante ne nii mooy Gévénian Kinsiley moom Gévénian Kinsiley moomu ànd ak moom ñu déporté ko fii jaarale ko Gorée yóbbu ko Haïti yóbbu ko Amérique ba ñu yeggee Gévénian Kinsiley moomu bëgg ko takk ko goreel ko ci ñoom seen diine sëy ak moom ba am fa njaboot ñu nekk ay métis nekk ay noir américain yooyu nag ñoom ñoo weññeeku wax ni dañoo bëgg a ñibbisi fi nga xamante ne nii moom mooy seen suufu maam dañu bëgg a ñibbisi ci seen aada ak seen cosaan mais dañu bëgg a ñibbisi ci seen histoire réew ñibbisi woowu it am loo xamante ne nii moo koy confirmer ndax ki nga xamante ne nii moom mooy Anta Madjiguène Ndiaye bi nga xamante ne nii jàpp nañ ko à l'âge de 13 ans yóbbu ko daf daan mos a wax ni Anta laa tudd Madjiguène mooy sama yaay Ndiaye laa sant mais yàgg-yàgg damay ñibbiwaat fa nga xamante ne nii foofu laa dëkk ba tey histoire di dox itam moom Anta Madjiguène Ndiaye moomu sëy fa ba am fa juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñaar muy 77 ans yàlla sunu borom dogal mu génn àdduna foofu mu mel ni kon ñibbisi gi mu bëggoon amul waaye dafa am nag loo xamante ne nii taarix da kaa bindoon nga xamante ni moom dafa doon noon buur ci baayam itam amoon ñaari fas benn fas yu mu tudde ko mbër ñu ni ko luy mbër mu ni ku ma mag maa la mën yeneen fas yu mu tudde ko saanjaay ñu ne ko lan mooy saanjaay mu ni dem dikk kon fu ma mënti nekk it fu ma mënti dem it damay dikk kon tey jii bu ñu demee ba nga xamante ni sa 7e génération nekk juróom-ñaareel bi sëtam ñoom ñoo weññeeku wax ni dañuy ñibbi si waat dellu si waat ci seen cosaan seen aada ci seen histoire réew loolu mu mel ni kon saanjaay wa nga xamante ne nii maamam di baayub Anta Madjiguène Ndiaye daana ko prôné loolu am na waaye mu mel ni ki nga xamante ne nii mooy Anta Madjiguène Ndiaye la mu daan wax naan fu ma mënti dem yàgg damay dikk loolu ay sëtam confirmé nañ ko tey ci taarix loolu moo waral tey jii ñu ñëw toog ak ki nga xamante ne nii moom mooy El Hadj Medoune Ndiaye di historien waaye it di sët ci Anta Madjiguène Ndiaye ñu seet si woon ko bëggoon waxtaan ak moom si loolu nga xamante ne ni ay jaar-jaar la ci histoire ki nga xamante ne nii mooy Anta Madjiguène Ndiaye kon du ñu def lu dul jox El Hadj Medoune Ndiaye wax naa leen léegi sànq ni délégué de quartier la waaye di historien ñu jox ko mu nuyoo ñu soog a dugg ci waxtaan wi comme El Hadj Medoune ñu ngi lay jox nga nuyoo. bismillahi mina seytaani rajim bismillahi rahmani rahim allahumma salli ala seydina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima Cheikh Mbaye ñu ngi lay fay di la nuyu bu nuyoo gën a sell ci nuyu muy asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu di am mbégte lool ba ma fekkee fii ci quartier Babou Salam bi nga xam ne muy firi buntu jàmm
kon yàlla na yàlla defal jàmm tànk yu ngeen fi ñëw nekk tànk jàmm bu ngeen demee nekk muy tànk jàmm kon am nañ mbégte lool bu dalal la fii nga ci li nga xam ne xaw bu ñu dëgmal nga dem ci laaj wax fu dëgg yàlla am ni nga ko waxee noonu la léegi nag maa ngi nekk sa disposition li nga bëgg a laaj yëpp nga laaj ma ko incha allah ñu wax si lu nu si xam daal incha allah. jërëjëf El Hadj Medoune Ndiaye kon mu mel ni mën nañoo dugg ci waxtaan wi waaye waxtaan nag buñ ciy dugg bi si njëkk mooy dañuy tàmbalee nag xam kan mooy Anta Madjiguène Ndiaye ñu bëggoon nga wax ñu kan mooy Anta Madjiguène Ndiaye. waaw wax nga sa njëlbeen nga ne man mii sët laa ci Anta Madjiguène muy lu wér ndax moom sama maamaat la ndax man mii di wax ak yow Mor Mbaba mooy sama papa Mor Mbaba Prince Alboury Guène jur ko Prince Alboury Guène boobu moom la Bourba Jolof Birame Madjiguène Paye xam ne moo falu Jolof 1850 ba 1854 mu bokk ak Anta Madjiguène Ndiaye ndey ak baay donc moom muy sama maamaat moom Anta Madjiguène Anta Madjiguène nag wax si moom du ma jafe dara ndax damay faral wax ne tout le temps nit dafa war a xam boppam dafa am solo Anta Madjiguène mi ngi juddu 1796 si Jolof ni nga ko waxee am na 1806 lañ ko jàpp jël ko indi ko jaarale ko Tëngéej kii Anta Madjiguène nag dafa amoon ñetti càmmiñ ak benn jigéen boo xam ne bi aussi ñoo bokk ndey ak baay maanaam juróom lañu ci famille bi muy Bourba Jolof lan ko duma jigéen nekk na Bourba Jolof muy Bourba Jolof sama maam Birame Madjiguène Paye nekk na Bourba Jolof ak Jéenu Madjiguène jigéen bi nga xam ne ku jigéen moo bokk ndey ak baay mooy itam kooku mooy Khoudia Madjiguène donc moom ak moom Anta Madjiguène maanaam muy juróomi doom la yaayam amoon ak baayam bi nga xam ne wax nga ko muy Bourba Jolof Mbaboury Anta Madjiguène dafa bokk Jolof bokk Kayoor ndax Anta Madjiguène kan moo ko jur bu dee ci wàllu baayam wax nga ko Anta Madjiguène Bourba Jolof Mbaboury moo ko jur Bourba Jolof Mbaboury régné na Jolof ci fanweeri at ak ñett 33 ans régné na ko ci Jolof wax nga ko borom ñaari fas yi borom mbër ak sànjaay wax nga ko boole maa la mag mu ne maa la man sànjaay aussi mooy dem dellu si parce que booba am na benn nijaayam boo xam ne bii muy mbaakoom paas dafa bëggoon jël si nguur gi mu di ko def yenn yoo xam ne mu ne ko maanaam métal bu ne def na ko mu ne ko yàgg bu ma demee damay dellu si rek donc li nga wax li Anta Madjiguène aussi ba mu dem ba fële bañ na fa bañ boo xam ne ba ñëpp xam nañ ko donc Anta Madjiguène bàyyam mooy Bourba Jolof Mbaboury kan moo ko jur moom rek la moo am loo xam ne kenn amu ko bàyyam mooy Damel buur Birame Madjiguène Ndaw dafa dem Kayoor fekk monsieur bi ngoone dàq ko mu daw ñu fal ko Damel du Kayoor boole ndomb tànk bu mu amoon bu Bourba Jolof moo tax ñu ne Damel buur Birame Madjiguène Ndaw moom la tubaab di wax naan le roi aux deux couronnes réunies le Jolof et le Kayoor maanaam mu boole Jolof ak Kayoor yëpp nekk Damel nekk buur donc Damel buur Birame Madjiguène Ndaw moomu kan moo ko jur jàmbaar ja bokk ko du njare la mu nga daanu njël feeñ la daanu le prince falu na sax histoire moo ko indiwul bokk ko du njare moomu kan moo ko jur Bourba Jolof Birame Penda Tabara Mbata borom suuf si bàyyam moo doon rëdd moo ne délimiter les frontières de Jolof fii kenn du fi romb fii mooy Jolof kenn du fi romb Birame Penda Tabara Mbata Mour kan moo ko jur Lat Samba Buri Jëleen moo ko jur Lat Samba Buri Jëleen Birame Njéeme Kumba la Birame Njéeme Kumba mooy bóoru bóori Bukaaru Bigé Birame Kurakan Tase Dago Leen Birame Njéeme Eleer Jëleen Bay Leyti Cukuli Njiglaan Sare Sare Njaajaan Njaay nga ñëw ci yaayam Anta Madjiguène Paye Fall moo ko jur Madjiguène Paye Fall baayam aussi mooy kan lan ko du Madjiguène Ndaw mook Bourba Jolof mook Damel Bourba Madjiguène Ndaw ñoo bokk ndey ak baay ñoom kan mooy seen baay Bakk ko du Njare moo leen jur kon Bakk ko du Njare
ba ko Biram Penda Tabara Mbatam moo ko jur Lat Samba Buru Jileen nga jaaraat fu nga jaaroon rek ci ma egsi ba egsi ci Njaajaan Njaay nga jógee fa mu bokk Kayoor xam ne la man déet fu njug di maamam ndax anta ma jigéen mu ko jur Paya Fall ko jur Paya Fall moomu maa Korka Fall moo ko jur maa Korka Fall moo jógoon Kayoor dafa waroon a faluwul mu gàddaay ñëw Jolof ba mu ñëwee boobu dafa fekk Biram Penda Tabara moo nguuru Biram Penda Tabara woon mu seen ko ñëw ñaay yoo xarit la ñëw na mu ne ko yow de fekk nga ma séddale nguur gi ba pare waaye kon tey jii waroon nga am sa cër ndax yow da nga war a falu mu ne ko nag waaye comme que def naa nguur ba pare mu fal ko Farba Jurëy mooy doon porte parole du roi xam ne directement moom dong ci Buurba Jolof la woon loolu moo indi Farba Jurëy mu maa Korka Fall moomu nag moo jóge woon Kayoor bu ñëw nag Jolof jël fa ay soxna nag am na fukki doom nag wax dem Jolof am na fukki doom maa Korka Fall moomu kan moo ko jur bëkk fu njuruñ moo ko jur bëkk fu njuruñ yëlli ma fal nga na moo ko Amari Ngoone Sabel ñoo bokk benn baay lamante coo jug mooy seen baay kon donc ma jigéen anta ma jigéen ni nga ko waxee dafa bokk Jolof bokk Kayoor donc loolu moo indi la ci moom nu mu bokkee léegi ci wàllu famille am maanaam wax naa leen na juróomi doom lan woon mais jabootul nag sama maam rek moo si am doom muy Buurba Jolof Bareem bu ma jigéen benn doom la am muy le prince Alboury mu jur sam papa ci jigéen xujja ma jigéen moo itam macha allah am na doom moom moo jur Bareem bu xujja ceeg mi nga xam ne avant Alboury di ñëw moom mu leen dénkoon Jolof folo woon na moom nag ñu ngi wax naan mais moom xujja ma jigéen moom Bareem bu xujja ceeg ñi ngi wax ne Alboury tam ko moo ko jur boobu déedéet lan kodd tam moo ko jur lan kodd tam dafa bokk Alboury tam ko mu ndey ak baay mais lan kodd tam moom mooy baayam léegi nag xujja ma jigéen moom moo jur Bareem bu xujja ceeg Bareem bu xujja ceeg jaboot na ko nag Buurba Jolof avant Alboury di ñëw moom lañ dénkoon Jolof Bareem bu xujja ceeg moom nag moo jur Mbaba Koura moo jur professeur Bassirou Ndiaye bi nga xam ne moo nekkoon le Dantec ak Amadou Diaw Ndiaye ingénieur agronome nga jóge fa Bareem bu xujja ceeg moom itam moo jur Biram Penda Sine mi nga xam ne moo jur ñoo xam ne suñu ñaar yaay ñu bokk ndeeg bay muy waa kër Anta Koddu muy ñoom Ibra Anta ndeysaan yàlla leen jaram ñoo tey jógee nañ fi mu juraat Malick Coumba moomu jur ñoom Sidi Malick Coumba ak Leti Malick Coumba ñoom ñëpp ñu ngi Ndakaaru léegi nag Bareem bu ma jigéen Paya Fall Buurba Jolof man moo jur sama maam Alboury Gërën mu jur sama papa léegi tey ñun rek ñoo fi nekk tey maag sama rak bu naan Mor Mbaba Ndiaye bu nekk Kër Massar ak sama mag bu jën bu nekk Thiès mu naan Ajaratu Mbaye Ndiaye mi nga xam ne moom mooy soxna Alaaji Bassirou Ndaw ingénieur d'élevage bu mag bi nga xam ne mu nekkoon inspecteur régional élevage bu Thiès donc loolu d'abord mooy famille bi ci anta ma jigéen mais nag am na ay doomu am na aussi ñu mu bokkal benn baay muy kan Buurba Jolof Bareem bu Aram Xureja Buurba Jolof Bareem Aram Xureja moom moo jur Linguère ma jigéen baasi mu jur Buuna Alboury ñoo bokk benn baay mu jóge fa encore ti mu bokk benn baay Buurba Jolof bëkkantam Mbiige Fakkonte yi Buurba Jolof bëkkantam Mbiige Fakkonte yi moo jur encore Buurba Jolof bu naan moo jur bëkkantam Xali Jaloor Buurba Jolof mu itam kooku moo sanc yang-yang donc ñooñu yëpp alors donc mooy famille anta ma jigéen léegi nag ba pare nag mu amaat comme ni mu ñoom Aliou Nguy ñu si bokkee wax fa dëgg yàlla parce que maamu Aliou Nguy Bareem bu Kumba Géey Buurba Jolof moom Aliou Nguy Ndiaye waaw Buurba Jolof moo anta ma jigéen Ndiaye seen ñaari papa yi ñoo bokk ndey ak baay muy bëkkantam Buri Ñëbu ak Mbaa Buri Ñëbu bëkkantam mu ñëw jur maami Aliou Nguy Buurba Jolof Bareem bu Kumba Géey donc muy maam àqan wax fa dëgg yàlla mu def nag loo xam ne lii aussi ba fi gan ñi ñëwee kenn defu ko si wax fa dëgg yàlla donc muy maamam direct quoi donc daal lii bu ñu doon wax parce que dafa rëy dafa mbokk yi dafa yaatu soo doon wax doo fi jógee bu dugal ba naa la si dugal sa maam Alboury dugal fu ñëpp parce que ñu Jolof benn bopp la dëgg la waaw benn bopp la ñu gis ni kon Anta Ma Jigéen Ndiaye dafa doon buur si néeg ndeyam waaye dafa doon buur si néeg baayam ndax wax nga léegi ni baayam nekk na buur rëñe na pendant fanweeri at ak ñett muy 33 ans ba tey ñu leen di wax ni ñoo ngi ak Alaaji Medu Ndiaye nga xamante ne nii historien la waaye nekk sët ki nga xamante ne nii man mooy Anta Ma Jigéen Ndiaye waaye Anta Ma Jigéen Ndiaye
keroog ba nga xamante ne nii jàppale nañ ko Jolof à l'âge de 13 ans maanaam fukki at ak ñett nekk benn njegemaar rafetoon lool ñuuloon lool waaye nekkoon it koo xamante ne nii dafa wane ni jongoma laay doon tey jii ñu jël ko jàpp ko indi ko fii nga xamante ne nii jaarale ko fii nga xamante ne nii moo nekkoon Tëngéej di capitale économique gu Sénégal léegi nag ñu bëggoon a xam lan mooy jaar-jaaru Anta Madjiguène Ndiaye bi mu jógee bi ñu ko jàppee mu jógee Jolof indi ko Tëngéej. waaw Cheikh xam nga lu doy war la xam nga xale bu tuuti nga am fukki at ak ñett ñu jàpp la ak nun la jàppee jël say waajur xamutoo si ñoom dara ñëw nga ba leen li jàpp nag bari woon leen sax bu moom rek de ba leen indi Tëngéej ak ñu bari woon leen amoon nag ay góor ak ay jigéen mais ban ñëw ba Tëngéej fii leen jaarale Anta Madjiguène man leen jaarale fii toog nañ fi ab diir lu yàgg après maanaam ñu jël leen dugal leen ci gaal yóbbu leen jëme leen Gorée parce que Tëngéej nag dafa nekk dëkku histoire wax fa dëgg yàlla am te aussi lu tax événement bi dëgg parce que le maire Daouda Niang parce que wax fa dëgg yàlla dafay def loo xam ne lii aussi jël xam-xamam jël alalam lépp ndax bu mu ñëwee wax ko affaire Anta Madjiguène daf na ma yaa ngi may soog a wax loo xam ne lii lu neex la muy loo xam ne lii cosaan muy culture boo xam ne bii te muy une réalité boo xam ne bii dëgg nun te nga am nañ si war a taxawaay ci laa ko booleeg UNITRA muy université troisième âge la mairie ville de Rufisque jël ñu lépp en charge ñu ànd ak UNITRA ñu dem ba États-Unis pour xool seeti kooku ñuy wax Anta Madjiguène Ndiaye xam ne fii lañ ko jaarale Tëngéej mu def fa loo xam ne li ci États-Unis benn jigéen defu ko ba mu nekk héroïne ñu xam di jàng histoire am ci moom foofu di ko ziar comme ni ñuy ziaree jël ay 1 million à 2 millions lu ñu di ko seet si te Sénégal xamuñu ko kon Daouda le maire Daouda Niang loolu la def ànd ak une forte délégation ñu def fa pendant 10 jours yi nga xam ne ban woon dem Anta Madjiguène fu mu tëdd ak njabootam ak ay jaamam buñ ko teg si wetam ndax njàmbaar bu mu wane foofu wax fa dëgg yàllam Daouda Niang le maire Daouda Niang moo tax dañ ko yoreel ñukkal moo tax à chaque fois bu dara amee nun day mbokku Anta Madjiguène dañ koy gërëm di ko sant ak UNITRA ak ñëpp am nañ ko njukkal donc Anta Madjiguène nag ni nga ko waxee ñoo si jaar-jaaram ci jaar-jaaram xam nga fu mu njëkk a defee loo xam ne lii mën na bañkat la xam nga damay wax faral di wax ne ñu bari ñuy warante mais ji nga Anta Madjiguène papa ma bëggoon bala nga xamante ne nii ñu ngi ñëw si njàmbaaru Anta Madjiguène Ndiaye nga xamante ne nii njàmbaaram kenn naatable ko woon dinañ si ñëw léegi ndax suivre nañ sax si histoire bi nga xamante ne nii Jevenia Kingsley génn na àdduna bàyyi ko ak njabootam naka la xeexee ba jël miraasam te ñu bëggoon ko koo xañ waaye loolu yëpp dinañ si ñëw mais laataa loolu ñu bëggoon a xam rek Anta Madjiguène Ndiaye bi ñu ko jàppee Jolof jàpp ko ak ñeneen indi ko fii jaarale ko Tëngéej nga xamante ni fi la port bi nekkoon ñu jële ko fi indi ko fii yóbbu ko Gorée ñu bëggoon a xam loolu nga may ñu si tuuti rek ay leer ak ndax biñ ko jàppee bi ñu ñëwee dañ ko njëkk a jaay Jevenia Kingsley am ginnaaw si bi dañ kaa jaayoon keneen Jevenia Kingsley soog kaa jëndaat pour mën kaa takk mu nekk soxnaam. voilà c'est-à-dire am na ñaari version am na ñoo xam ne ñu ngi wax ne sax ban ko ñu Tëngéej moom ban Tëngéej moom dañ ko fi njëkk a jaay Tëngéej lañ ko njëkk a jaay mais ban ko jaayee ba pare dañ ne dafa dem ba Gorée ñu yóbbu ko Gorée mais ba mu jëmee ba Gorée dañ ko yóbbuwaat Haïti Haïti wax nañ ne ci Haïti lañ leen génne ñoom ñëpp sangaleen maanaam ñu rangale Jevenia Kingsley mi nga jënd dib anglais boo gisee sax ñu naan Jevenia ñii ne Sophie nii parce que dafa dëkk Angleterre dëkk bu naan Bristol moom Jevenia Kingsley bi ñu julli 1795 la juddoo ci dëkk bu naan Bristol en Angleterre mais ñu ne te booba moom yàlla daf ko mayoon alal moom waa ji dañ ne dafa yëgal enchères yi maanaam dafa yëgal njëg yi pour kenn mënu ko jënd parce que booba moom xool na parce que nag moom waa ji Sophia Kingsley wala Jevenia Kingsley ku yàlla xarañoon ci ñu dem jàmm daf si xamoon am si mu màcc baax ci xelam léegi bu mu ñëwee mu yëgal njëg yi kenn mënu ko jënd mais ba mu ne jàkk xool ndaw si xam naa ne dafa xam ne daal
kii nit ku baax la. mu daal di waaw mu xam ne daal nit ku baax la mu yëgal njëg gi. mais ba mu ko jëndee. mu bëgg a changer tur bi. mu ñëw na ko Anna Kingsley. xale bi mel na ni dal la moo sal xel mi mu ne ko déedéet Anta ma jigéen Njaay. mu wax mu ne ko Anna Kingsley mu ne ko déedéet Anta ma jigéen Njaay. mu waxaat mu ne ko Anna mu ne ko déedéet Anta ma jigéen Njaay mu xam ne daal kii nit ku baax la mu soog ko fekk si moo tax lu tax réerul foo dem ci foofu yëpp ba fu mu egg ñu ngi si bind Anta ma jigéen Njaay Anna Kingsley mu toftal si loolu moo tax mu toppal si tur bi. Anna Njaay Kingsley waaw mu tudd si Anta ma jigéen Njaay Anna Kingsley. lii moo tax réerul. kon dèjà xale bu mel noonu fukki at ak ñett nga bañ booba nga xam ne am na loolu nag. dafa wane na moom. dafa doon buur dafa wane ne ba muy nekk kër baayam xamoon na baayam buur ba Jolof la woon te xamoon ne mos na si nguur xamoon na lan mooy nguur. te xam nga doomu buur ba Jolof lay teel a yeewu doomu Ceddo lay teel a yeewu. loolu nag mu imposé carrément. pour wane nag moom. am na fu mu bokk. loolu la def. mu ci loolu foofu lañ ko jaayee Haïti. ci foofu la ko Zefana Kingsley jëndee. mu dem ànd ak moom nag ba Amérique. waaw ñu ngi wax ni moom Zefana Kingsley bi mu yóbboo Anta ma jigéen Njaay ba Amérique après daf kaa goreel foofu si ñoom seen aada bi mu ko goreelee foofu seen aada après mu sëyëg ak moom takk ko sëyëg moom am ay doom ñu nekk ñeenti doom ñuy wax ni ñaar ñu góor lañ ak ñaar ñu jigéen foofu aussi loo ñu fay wax tuuti. waa dëgg la parce que 1806 lañ ko jàpp jaay ko mu dem. mu ànd ak moom juróomi at. muy 1811 la ko goreel. am naa ak moom nag ñeenti doom. George mooy taaw bi. après George am na Martha. am na Marie. am na aussi John Maxwell. donc mooy ñeenti doom yi. mais ba mu ko goreelee. en 1803. plutôt astafurlah 1811. la ko goreel. ba mu ko goreelee nag. donc moom Zefana Kingsley. mu jox ko ay jaam. goreel ko pare jox ko jaam. dafa goreel Anta ma jigéen Njaay utal ko jaam waaw jox ko ay jaam lu mu fukki jaam ak ñaar. joxaat ko ay jaam. mu mel ni kon Anta ma jigéen Njaay buur gi mu dolloon fii ak nguur gi mu nekkoon fii ba mu dem bañ ko yóbboo Amérique jàpp ko jaam bañ ko goreelee dañ kaa utal ay jaam. dañ ko ni ko yow da ngaa bokk ci askan woo xam dañ leen a war a topp mais war ñoo toppaate. daf ko wutal ay daf ko joxaat ko ay jaam. boo xoolee boo demee foofu. nga xam ne Anta ma jigéen xamoon na lan mooy nguur. gis nga kaso bu nga xam ne maanaam fu mu doon denc jaam yi. ci xalaatu Anta ma jigéen la génnee. ni nii la war a mel nii la war a mel. te moom fu mu mën di dem. lu neex la bëgg. fu mu daan dëkk. ci booru dex ga booru géej gi. defar ko ba mu baax. wut jaam yi ñu defal ko ay garab yoo xam ni. boo fa demee lépp moom daal fu bakkanar la mos bëgg moom daal xam na ne bon xamoon na lan mooy nguur. donc moo tax. am na benn jërbaatu Suzanne Langle. benn jërbaatu jëkkër bi nga xam ne moom xaritam noonu daan nekk foofu ci kër gi. Anta ma jigéen nee na daf daan xool Anta ma jigéen. nee na ci taar bi. nee na ci fulla ji. nee na ci fayda ji. nee na ci jom ji. nee na daf ko doon xool bu mujj yaram la sax da koy mujj di cet bët ndax du kaa xool. mu daan ne ko xool bu sàggan mu ne ko Anta ma jigéen. mu ne mu fekkee na am na koo xam ne kii rek princesse la. ci Afrique. yow dong yaa fi princesse ci Afrique. est-ce que. donc wane na. moom nga wane na moom kon moom naka jekk moom. bañkat la woon. waaw Anta ma jigéen daal moom. yàlla def na si moom loo xam ne lii. xam na fu mu jógee. xam na fu mu bokk. ba mu bañ. ba tey li mu nekk tey mu nekk ko. ñu ngi wax tamit ni moom Anta ma jigéen Njaay xam naa dinañ ci ñëw si lu gàtt rek ndax keroog ba nga xamante ne nii Zefana Kingsley génn na àdduna bàyyi alal waaye Anta ma jigéen it nekkoon jigéen ju am jom. jigéen ju nangu woon a liggéey jigéen joo xamante ne nii dem na ba nga xamante ne nii bokk na si ñi gën a puissant foofu si Amérique bàyyi tey ji njaboot ga meññeef googu mooy law ba tey ba suñu jonn yàlla tey nii njaboot gi mën a weññeekuwaat ni dañuy ñëwaat fii xam lan mooy seen cosaan ak seen aada maam ñu bëggoon rek nga mayaat ñu foofu tuuti rek ci sa xam-xam si li nga xamante ne nii moom Anta ma jigéen Njaay résisté na ko si jomam ak ngorom ak fullaam ak faydaam ba àqam ak yelleefam yi nga xamante ne nii moom la njabootam moomoon ci ki nga xamante ne nii moo nekkoon borom këram te mu njaboot ak moom di Zefana Kingsley. wax nga dëgg Cheikh
dafa wane njàmbaar gu mat sëkk wan fa taxawaay ne moom doomu buur la ndax jëkkër jaa ngi gaañu en 1843 moom Zefana Kingsley ba mu gaañoo mu am fay jafe-jafe lool avant loolu avant mu gaañu bi sax Anta Ma Jigéen dañoo jàppoon dafa am benn guerre de sécession boo xam ne dafa amoon ñu jàpp jëkkër ji ñoom ñu war ko jàppale ba mu xamee loolu mu jóg daw dem lakk tool yi ndax jëkkër ji dafa amoon 4 plantation mu lakk tool yi bañ ko ak lakk këram gu mu nekkoon bañ ñii bun ñooy ban ko jëriñoo mu jël pare jël benn genre bateau dugal si njabootam dugal si ay jaamam daw ñëw Haïti mu jógee Amérique waaw ñëw Haïti ba mu fekk mu def loolu ba pare ba loolu ko mais yàlla nag def ba jëkkër ji ñu bàyyi ko lu gars yi lu ñu bëggoon antuwul ñu waat ko ñëw décorer ko ba mayer ko suuf moom Anta Ma Jigéen ndax njàmbaar gu mu wane googu ndax ba muy dem dafa lakk plantation yi lakk kër gi pour kenn du ko jëriñu ñëw ay doom ñëw Haïti ba mu amee nag gouvernement bi woo ko neexal ko maanaam sargal ko ndax njàmbaaram dëgg la ba jëkkër ji gaañoo en 1843 mu wane fat beneen njàmbaar dafa ñëw ñu ne ko Anta Ma Jigéen ana Kingsley yow doo donnu ndax boobu jëkkër dafa bari woon alal ñu ne ko doo donnu ndax d'abord nit ku ñuul nga ba pare sa jëkkër fii maanaam nit ku ñuul nga ba pare encore fii polygamie amu fi sa jëkkër 4 jabar la amoon te yow ci ñooñu nga bokk kon léegi nit ku ñuul nga ba pare sa jëkkër dafa amoon polygamie la woon doo te polygame dégg maam fii Amérique amu fi benn jabar rek nga war a am ñu ne ko doo donn benn mooy sëram mook jëkkëram ñoo bokk nekk bàyyi muy Martha di turandoo doomam ñu ne ko doo donn moom ak doomam ñu bëgg jël alal ji Anta Ma Jigéen jàppanteeg ñoom dem jël njabootam ñëw Haïti mais bu mu ñëwee Haïti mu toog bi si yàgg George mi nga xam ne mooy taawam George jóg ne day contesté ji maanaam day ñëw taxawaayam kon Anta Ma Jigéen Njaay doomam bi nga xam ne amoon na ko ak Zefana Kingsley muy George taawam waaw George Kingsley la tudd waaw George moo jóg ñëw ne moom léegi mi ngi dem ak jëlee alali baayam mais yàlla dogal George ci batoom mu dem ba ci diggu géej far bato ba suux mu dee fa toog laa gis na ko Anta Ma Jigéen nag toog ba jëmu jamono mu jaaxle nag xam ne léegi moom rek moo fi des booba xale yi ñu ndaw lan mu jóg nag takkoon ba dëgër xam fu mu bokk waaw deretu buur bi jóg deretu xarekat bi jóg moo ko deretu njàmbaar bi jóg ñulu ko mu ñu daal di xaar deret mu ñulu ko rek mu jóg ñu songi américain yi te boobu ñu ngi wax ni juddu capitaine borom la bu màggee borom maaj maa la wax loolu mu jóg xam fu mu bokk ñëw songu leen di dem ak ñoom ay tribunal ak wala jamono boobu fu ne mu dugg fa ñu topp ko naan ko doo am dara waaye finalement mu nekk ak ñoom di xeex ak ñoom yëpp sur tous les plans ba gagné nangu alal ci ba gagné héritage am yëpp nangu daal di koy nangu moom Anta Ma Jigéen donc ndax jëkkëram dafa amoon 4 jabar te 4 jabar ñoom ñëpp ñu ñuul la moo jaaxaloon nii te moom nit ku weex tàll la mais Anta Ma Jigéen la dëkkoon nag ci këram Anta Ma Jigéen moo doon gérer plantation alalu Zefana Kingsley yëpp Anta Ma Jigéen moo ko doon gérer ñoom ñëpp lépp moo koy gérer lépp Anta Ma Jigéen la donc Anta Ma Jigéen moom jàmbaar gu mu wane ba pare am Zefana def na seede ci moom ndax maanaam ci xelam ci njàmbaaram ci maanaam mën a gérer ba xam ne moom fépp foo xam ne fii nekk na fa rek wax fu yàlla moom xelam da daan dal ko Anta Ma Jigéen daal boo xoolee Cheikh dafa def loo xam ne benn jigéen defu ko nga xam ne am na jaam yoo xam ne sax da leen goreel mais am na si benn jaam boo xam ne bi dafa ñoon doon ko goreel si jaamam yi waaw mais jaam bi dafa bañ na ko du gore mukk moo tax ndeysaan ban sama jigéen deewee danoo jël jaam bi ufalaat ko Anta Ma Jigéen jaamam boobu Anta Ma Jigéen boo demee ci foofu kon daal mu mel ni kon boo demee fi nga xamante ne nii fa lañ denc Anta Ma Jigéen Njaay jaamam boobu nga xamante ne nii dafa waxoon ni du mos a gore waaw dañ kaa denc wetu ki nga xamante ni moom mooy Anta Ma Jigéen Njaay waaye mu des nag benn pàcc boo xamante ne nii pàcc bu am solo ndax ginnaaw bi ñu waxee kan mooy Anta Ma Jigéen Njaay ginnaaw bi ñu waxee Anta Ma Jigéen Njaay ay jaar-jaaram am na nag benn pàcc bu am solo
boo xamante ne nii moo nekkoon moom Anta Madjiguène Ndiaye nu mu mujje nag après ak njeexitalam foofu nag laataa nag ñuy ñëw nag si sëtam yi nga xamante ne ñoom ñoo bëgg a ñëw tey ñii ñibbi si Sénégal pour fermer définitivement la porte de l'esclavage mais ouvrir la porte du retour. voilà gis nga Anta Madjiguène tey jii dafa bokk les plus grandes célébrités de la Floride maanaam ñett ñi nga xam ne ñoo gën a siiw ci Floride te Floride boo xam ne mooy état boo xam ne mën na wax ne moo gën a mag ci États-Unis ñëpp a ko xam am na benn concours bu ñu doon def sax ñu leen nan seet ci étudiants yi ñu leen nan def loo xam ne lii kan moo gën a siiw nit ku gën a siiw maanaam ci Floride mais ban ko defee Anta Madjiguène moo raw moo jël première étudiants yi defoon loolu ñoom gagné nañ Anta Madjiguène Ndiaye moo raw ci gën a ñu gën a siiw ndax Anta Madjiguène wax fa dëgg yàlla am du ñu gërëm nag Daniel Schaffer mi nga xam ne mooy le professeur émérite nekk Nord Florida def ay recherche ci Anta Madjiguène lu mat fukki at bay États-Unis ba mu ñëwee xool toq xam nga ñëw xool laaj ba mu njëkkee dem foofu ñu wax ko histoire u Anta Madjiguène bi mu ne déedéet amatul jàmm mu ne jigéen bu mel nii fu ma jar xam fan la mooy kan ci la def lu mat fukki at ci ay recherche bind ñaari livre ci moom jógee jël dem fa ñëw Jolof fu ne mu dem fa ba xam Anta Madjiguène mu ne moom daal yéena mooy Anta Madjiguène delluwaat ñibbi si kër ñibbi si dëkkam moom Daniel Schaffer mu ne yéenam yëpp mu ne Anta Madjiguène dellu si donc te defe naa ne lu mu doon yéene bu ñu wax yëpp defe naa ne am na ko parce que déjà Anta Madjiguène mu ngi tëdd foofu mais ay sëtam ne dinañ ñëw loolu dama ne dara dàq ko très bien donc kon mu mel ni kon soo xoolee Anta Madjiguène dem na ba nga xamante ne nii si donn buuram si donn roi si fullaam ak si faydaam si personnalité am si dignité am ak ci xamoon juddoom taxaw na tey jii cër boo xamante ne nii waroon na koo am ci Amérique mu am ko fa te pourtant bi ñuy dem di ko yóbbu dañ ko jàppoon jaam waaye nag bañ ko jàppee jaam it ba dem ba yóbbu ko ba ñu demee ka nga xamante ne nii bokk na ci les opérateurs économiques yi ëpp alal foofu si Amérique nga xamante ne nii moom la ñuy wax Jefferson Kingsley takk ko mujj goreel ko ba mujj gi di ko utal ay jaam nga xamante ni loolu njàmbaaram moo ko may ak juddoom waaye nag tey jii mu am loo xamante ne nii dañ koo dëkkmal mu nekk bis boo xamante ne nii mooy le 27 juillet di tombanteeg bisu talaata fii si Tëngéej ñu war fi nag dalal gan ñooñu nga xamante ni ay sëtu Anta Madjiguène Ndiaye lañ ñu war a ñëw fii si Tëngéej pour xam si lan mooy seen aada lan mooy seen cosaan ñoom fan lañ bokk waaye lan mooy li nga xamante ne ni moom mooy culture ki nga xamante ne nii moom mooy Anta Madjiguène Ndiaye te yàgg mu daan wax naan yàgg man Anta Madjiguène Ndiaye damay ñibbisi tey ji ay sëtam sa 7e génération di ñibbisi fii nga xamante ne nii moom mooy Sénégal waaye Tëngéej lan moo waral Tëngéej ci l'histoire et pourtant Anta Madjiguène Ndiaye Jolof la dëkk Jolof lañ ko jàppe waaye si histoire lan moo si sédd tey jii Tëngéej histoire ndax Tëngéej nag dinay wax ni Tëngéej dëkku histoire la ak dëkku culture kon tey jii bu fekkente ni dañoo boole ñaar indi histoire indi culture ñu bëggoon rek nga weñ ci histoire lan moo nekkoon position wu Tëngéej ba tax tey jii Tëngéej am si bis bu rëy bi mu ci am ànd ko nag ak nga xamante ne nii moom mooy le maire de la ville de Rufisque Daouda Niang ñu koy saluer de passage mais di rafetlu aussi initiative bi ndax tey jii bu ñu demee ba nga xamante ne nii ñoo ngi organiser bis bu mel noonu ak envergure bi mu am ak tey jii ku nekk di doomu Tëngéej di doomu Lébu di doomi Jolof ñun ñëpp ñu àndandoo tey jii jóg fas yéene teeru gan ñooñu nga xamante ne ay noirs américains lañ di ay métis nga xamante ne ni seen genn wàllu Sénégal la seen genn wàllu Amérique ñu leen di teeru fii nga xamante ne ni mooy Tëngéej lan moo waral Tëngéej am ci bis boobu ba nekk l'incontournable nga xamante ni incha allah bi ci yàlla àndee Tëngéej cër bi mu ci am dinañ ko jox le 27 juillet 2021 incha allah Alaaji Medoune Ndiaye yow en tant que historien ñu war a wax nag ci taarixu Tëngéej ak ni mu nekkee woon capitale économique. dëgg la ba tax na tey jii lépp lu xew ci wàllu histoire xewee ko fi. mais Tëngéej wax nga ko donc Tëngéej dafa bokk ci taarixu Sénégal ci histoire ndax lu ñuy wax naan ville d'histoire et de culture loolu moo am parce que bu njëkk ñaari port rek amoon mooy bu Saint-Louis ak bu Tëngéej soo xoolee aussi ci municipalité noonu la demee Saint-Louis la ak Tëngéej donc boo xoolee dañoo bokk ci municipalité yi nga xam ne dañ ko créé ci nga xam ne moom lañ njëkk a créé yoo xam ne bi donc Tëngéej nga xam ne kon yàgg na si kii bi muy port bi en même temps moom la Ngalandou port bi sax Ngalandou moo ko taxawal je crois que 1925 la ko yóbbu Dakar mais yëpp port bi yëpp mi ngi woon Tëngéej Tëngéej wax nga ko dafa bokk si taarix boo xoolee mosquée Kër Suuf baa ngi nii moo gën a mag bokk si mosquée ci Afrique bi presque parce que
44 lañu wax. mais am na ñoo sax dañ ne 1844 mais 1844 lañ ko créé. église bi aussi la même chose boo xoolee ñoom ñëpp donc muy lu yàgg aussi. ci Tëngéej comme xam ne Tëngéej dafa nekk taarix. wax naa la mosquée Këri Suuf bi nu mu demee ba ci Thierno Amath Kane mi nga xam ne moo ko rëdd. en milieu moo ko rëdd avant muy dem Màkka. feeñal Limaamu Laay. donc Tëngéej naka jëkk tout le temps dafa bokk ci histoire bi nga xam ne lépp loo xam ne lii maanaam ci taarix la def see bokk. am na si ay jàmbaar yoo xam ne bari na boo ko doon lim fii. am na du naan ndey ji réew lu tax ndey jóob di béer. bi nga xam ne mooy ndey moo presque boo xoolee ndey ji réew foofu la jógee. noonu doon soxna soo xam bi nekkoon fii Tëngéej di fa dimbale nit ñi ba tuddee ko ñu naan ko ndey ji réew. moom moo fi indi Ngañ Samb. moom soxna so ñu bari am na ñoo xam ne ñu ko histoire du Tëngéej bu ñu doon wax fii tey bu ñu fi jógee. mais ñu wax ne di gërëm wax nga ko le maire Daouda Niang parce que di gërëm aussi Sidou Ayoro Camara mi nga xam ne mooy le président de l'UNITRA moom mi nga xam ne ça fait plus de à peu près 30 ans mu àndoon ak le ministre André Sonko boobu mu nekk ministre de l'éducation nationale mu dem foofu gis histoire Anta Ma Jigéen bi moom itam boobu ba léegi mën naa wax ne Casamance la dëkk sama yoon nekk si waaye daf ne doomu Sénégal bu mel nii histoire Anta Ma Jigéen bi Anna Kingsley mii lu mu def fii man de kii du ma ko bàyyi il faut ma xam histoire bi nu mu demee ba Sénégal yëpp xam ko. moo tax ci la jóg ba ma ñëwee boole ko ak le maire Daouda Niang mi nga xam ne mooy tam ci xelam mu rafet. parce que aussi en tant qu'intellectuel bu ma ko waxee mu ne ma lii am na solo. parce que loolu. doyul mu ne Tëngéej dëkku histoire la mu ne attention Anta Ma Jigéen mii fi jaar def jàllale yi mu fi def ki jar naa tuddee ab xàll. ñu tuddee ko xàll woowu. dalee ci mairie bi. ak police bu njëkk bi jëm géej. mooy police jëm place Gabar. loolu mu tuddee ko donc moom rek moo ko def ci Tëngéej. loolu nag moo tax nag ñu fay naar bi xoram. sët yeeg ñëpp ñu ne tuddee nañ seen maam xàll boo xam ne Anta Ma Jigéen ñoom ñëpp ñu ne dinañ ñëw te ñoom xam nañ kan mooy Anta Ma Jigéen ndax gore mbir mi gore rek la yemoon. mais dañ ne Anta Ma Jigéen dégg naa tuddee nañ ko benn xàll bu nekk Tëngéej ñu ne kon Tëngéej moom fu mu jaar la siy bokk. donc Tëngéej gàcce ngalama ñoom vraiment ñu ngi leen di gërëm di leen sant am nañ taxawaay boo xam ne bi boobu ba léegi aussi ñu ngi ci def cérémonie bu mag aussi Daouda Niang teral gan ñi ba ñu fi ñëwee comme nu Aliou ngay def. teral gan ñi teeru leen teeru bu rafet boo xam ne bi ba tey jii nag bankam léegi ba léegi jógu si. kon tey jii loolu njukkal googu dañ ko koy delloo te yaakaar naa ne aussi américains yi les noirs américains ak sët yi yëpp ëllëg si bi def naa ne dinañ mën ñoo def comme genre du pèlerinage di seet si seen xàllu maam moowu parce que dafa nekk loo xam ne dafa sedd seen xol. péri barki dem rek la may wax loolu mu ne moom Médoune dama kontaan man kontaan naa yàgg nga wax ne da ngeen dinañ ñibbi si te alhamdulilah vraiment bu ñëwee sama xol dina sedd. loolu donc nag loolu dara mënu ko fay. moom 7e génération moom péri moomu donc sama sëtaat la. sama sëtaat la moom péri tantam yoo fi nekk ak papaam dafa feebar sax ma ñuul beneen tantam bi nga xam ne moom mooy nekk la première noire nekk recteur université l'une des plus grandes universités noires d'Afrique la culture et les arts moom bu yàggul leen ko recevoir Maison Blanche président américain bi recevoir ko moom itam sax yaramam neexul donc vraiment ñu am mbégte lool vraiment ci lii bés bi vraiment di ñaan yàlla yóbbu si ak jàmm. très bien voilà. donc Alaaji Médoune Ndiaye maa ngi fàttali ni moom historien la waaye nekk nag koo xamante ne nii sët la si Anta Ma Jigéen Ndiaye xam nga nit nag buy wax si lu mu bokk mbaa buy wax ci maamam rawatina jaloore yi nga xamante ni moom la maamam def il faut que nag mu wax si vraiment wax ba xaabaabal ndax nit ak lu mu bokk moo mel noonu rawatina nag ñu koy tudd si ndam mu mel ni kon moom mi ngi jokkoo ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay mbokkam di métis yooyu nga xamante ni ñoom ñoo nekk Amérique di ñoomin pér yi dégg ngeen comme noonu comme ni mu la ko waxee kon tey ji mu mel ni kon diggante Anta Ma Jigéen Ndiaye ak ki nga xamante ne moom mooy Jefferson Kingsley mujj gi dem na ba lawal barke waaye it mu nekk loo xamante ne nii dafa am solo ndax baax na tey ji ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy doomu Tëngéej ñoom ñooy doomu Sénégal ñoom ñooy doomu Dakar waaye ñoom ñooy bokk ci askanu Lébu ñoo bokk ci askanu Jolof ñoo bokk ci askanu Kajoor ñu xam ni xàll wi nga xamante ni moo doxee kat diggante route nationale buntu salle de fête jàll romb mbeddum tribunal romb mbedd moomu dem ba géej fi port bi nekkoon mbedd moom moo nekk xàll wi nga xamante ni moom lañ tuddee Anta Ma Jigéen Ndiaye nga xamante ni da ngay romb ci yoon wi place Ali Gueye nga xamante ni fi mu nekk nii le maire de la ville de Rufisque Daouda Niang mi ngi nekk di ko defar bu am solo pour bëgg ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay les acteurs culturels les hommes de culture et les hommes d'histoire ñu am benn espace boo xamante ni nii
ëllëg lépp loo xamante ni bëgg nañ ko def dinañ koy mën a defee ci boor boobu mu nekk nag lu am solo waaye fi nga xamante ne nii foofu la ñuy daanele wala foofu la ñuy tëjee sax émission bi looy wax doomu Tëngéej ak ban envergure la am pour que bu ci yàlla àndee le 27 juillet tombanteeg bisu mardi ñu def benn mobilisation bu am solo doomu Tëngéej yépp génn ñu àndandoo sargal ki nga xamante ne nii moom mooy Anta Ma Jigéen Njaay te nga xamante ni musta nangu di tudd ay aana ma jigéen Njaay kin si lay dafa musa wax ni aana laa tudd maa jigéen sama yaay Njaay laa sant kon daal ban appel ngay def tey jii waa Tëngéej. waaw Cheikh di gërëm waa Tëngéej di leen sant damay faral di wax ne ci téere bu muy bind def naa ko si ma ne man Tëngéej dama ko def ci sama xol ndax yàlla rek a xam ndax dañ fi jàppoon sama maam jaay jëlee ko fii yóbbu ko man ma egsi teg fi soxna su baax di sëtu Daaye Kan teg ko fi ba léegi ba am ak moom njaboot ba am fi kër sama teraanga bu fekk ma fi ma ne ji nga yàlla lu muy def sama maam dem na sëraatam ñëw na toog Tëngéej bokkul Tëngéej donc di wax ne ñoo bokku Tëngéej man bañ naa ko wax naa ko maa ngi bind ne bés bu may génnee àdduna yàlla na yéex amiin yaa rabbal yàlla na yéex mais bu ma kenn yóbbu jot na ma bàyyi Tëngéej gii fi laa bokk léegi donc loolu wane na sama cofeel ci Tëngéej bu mu ko am ndax aussi fi desalutuma dara jox na ma cër bi mu mat sëkk moo tax may lancé appel xam ne yéen seen mbaax ba ngay jël xale yu tuddee ko sama maam muy koo xam ne kii jigéen joo xam ne di héroïne ngeen ne ku def loolu ba ci bitim réew ci Amérique dem fa ba ñëpp xam la naw la fa te sa dëkk xamuñu la te ngeen ne moom da daan ko xam daan ne dippet jël benn xale ne Anta Ma Jigéen Njaay kon Tëngéej war def naa ne kenn warul des ndax ay sëtam xam nañ loolu xam na lu tax cofeel bi ngeen am ba tuddee ko loolu moo tax may lancé appel bu kenn des muy mbokk yi ak Tëngéej yëpp te xanaa xamoo Tëngéej boo xoolee la plupart ñu fi jógee yëpp presque Jolof lañ jógee yëpp Jolof lañ jógee waaw loolu moom dañ ci ñëw sax beneen bis ci histoire ndax gis nañ ni lu ëpp si ñi nga xamante ni nii ay lébu lañ ay jolof lañ ndax tey jii boo waxee jolof wax lébu loolu moom xam naa ni dañ fiy ñëwaat beneen bis ci beneen waxtaan ndax waxtaan yi mel nii dafa am solo kon daal li nga xamante ne nii moom la ñuy def mooy di woo doomu Tëngéej yëpp di woo doomu jolof yëpp di leen xamal ni le maire de la ville de Rufisque El Hadj Daouda Niang fas yéene ànd ak njabootu ñi nga xamante ne ñii ñoom ñooy Anta Ma Jigéen Njaay ak jolof yëpp le 27 ñu ñëw fii si Tëngéej si xàll woowu nga xamante ni moom lañ tuddee Anta Ma Jigéen Njaay organiser fi benn bis bu rëy suñu mbokk yooyu nga xamante ne nii ay noir américain lañ nekk ay métis te nga xam ne Anta Ma ci meññeefu Anta Ma Jigéen Njaay lañ ñu ñibbi si Tëngéej ñu àndandoo wan leen lan mooy cosaanu Tëngéej lan mooy sunu aada lan mooy suñuy xar baax si wàllu ndëpp si wàllu ndaw rabbin si wàllu cosaan ak aada dina am culture yëpp ndax nag Sénégal moo ni bindoo joolaa baa ngi fi séeréer baa ngi fi manchek baa ngi fi géwél yaa ngi fi les communicateurs traditionnels ensemble lyrique bu Tëngéej ñëpp a ngi fi te incha allah dinañ àndandoo ànd ak le maire Daouda Niang ñu célébrer bis boobu mu nekk bis boo xamante ne nii bis bu rëy lay doon waaye it mënuñoo jeexal nag émission bi te El Hadj Medoune Ndiaye bàyyiwuñ la nag nga tàggatoo bu ko defee ñu joxe dig daje ba beneen yoon di la wax ni am nañ mbégte nag ci ñëw bi nga xamante ne nii moom lañ ñëw fii nga jël ci sa xam-xam daal di koy jël partagé ko ak ñun kon ñu jox la nga tàggatoo. jërëjëf Cheikh tàggatoo bi mooy tàggatoo mbégte lool damay faral di wax ne yéen amal na leen njukkal communication yéen communicateur traditionnel yi damay wax ne dafa am loo xam lii yéen dong yéen a ko moom cosaan yéen a ko moom lii nekk jekk dafa yàgg. lépp loo xam ne yéen les gardiens du temple maanaam tey jii yéen a war lépp maanaam xam-xam bi yéen a ko war a yor moo tax man nee naa la lépp loo xam ne xam naa ko muy ci taarix ci lépp soo ñëwee daan la ko jox ci xol bu laab ndax yéen a ko moom yéen a ko moom ëllëg si biir naka jekk noonu la daan doxee di lancer appel une fois avec toutes les autorités département bi dalee ci le ministre Omar Gueye dalee ci le président Souleymane Ndoye bi nga xam ne l'honorable député le ministre d'État Ismaïla Madior fàttewu bàyyiwuñu kenn képp koo xam ne doomu Tëngéej nga tous les maires muy Albé di Alioune Mar
di Omar Mané fàttewuñu kenn képp koo xam ne gi autorité nga surtout monsieur le préfet aussi ñëpp loo xam ne lii daal ñi ngi ci Tëngéej xam ne ñëpp autorité bi maanaam muy responsable politique yi ñoom ñëpp bàyyiwuñ kenn muy aada ñu ngi ko waxee saltige ñoom ñëpp bàyyiwuñ kenn ki nga xam ne vraiment cosaanu Tëngéej la ñu am ne ñëpp génn sargal defar bés bi ba mu couleur ko ba mu rafet moom daal loolu daal doon wax di la gërëm di la sant di ñaan yàlla defal ñu jàmm defal ñu sutura yokku teraanga bi ba ñu egg sa bés ba ak jàmm. amiin yaa rabbi. kon daal vraiment ñu ngi kontaan trop quoi. jërëjëf El Hadj Medoune Ndiaye ñu lay wax ni seen chaîne de télévision numérique Baax TV la chaîne de l'éthique et de déontologie moo leen ñëwaloon fii tey si kër El Hadj Medoune Ndiaye nekk historien nekk sët si Anta Madjiguène Ndiaye waaye it nekk délégué de quartier bëgg Tëngéej lool ndax bëgg Tëngéej moo tax mu ànd ak le maire de la ville de Rufisque Daouda Niang ñu sol seen dàll dem ba Amérique seeti njabootu Anta Madjiguène Ndiaye dégg histoire bi nga xamante ne nii moom moo am si taarix te ñu war a ñëw nag feete ko fii mu dem ànd ak le maire Daouda Niang présenté ko njabootu Anta Madjiguène Ndiaye ba tax tey jii Anta Madjiguène Ndiaye ñu teral ko fi googu teral muy jël aw xàll tudde ko ñu war ko feete incha allah le 27 juillet mu mel ni diit ñi ngi ciy woo comme ni mu ko waxee saltige yi ñi ngi ciy woo monsieur le ministre yi ñi ngi ciy woo les députés ñi ngi ciy woo les maires waaye ñi ngi ciy woo nag population Tëngéej sans exception góor jigéen mag ndaw kaw ba ci suuf kenn bàyyiwul kenn le maire Daouda Niang mi ngi woo ñëpp di leen wax ni Tëngéej a ngoog Tëngéej sunu Tëngéej la bu amee sak ñun ñëpp ñoo ko bokk bu amee lu baax ñun ñëpp ñoo ko bokk kon ñi ngi woo ñëpp bàyyiwuñu kenn le 27 incha allah ñu àndandoo ñëw dalal suñuy gan kaf ree fo ndaw rabin def suñu aada ak suñu cosaan ndëpp def culture lébu bàyyiwuñu kenn waaye it nag mënuñoo wax ba daaneel te gërëmuñu ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy suñuy caméraman ndax nag ab émission ou bien interview ak lu mu mënti doon pour ñu tourner ko pour mu mën a am réussite dafa fekk caméraman bi sawar loolu technicien bi jàpp ci lool monteur bi monter ko ba image rafet ba ku nekk mën ko seetaan kon encore une fois ñi ngi sant sunu caméraman di sant sunu monteur di leen gërëm di leen ñaanal yàlla jàmm ak sutura bu sax abadan faw di ñaanal yàlla it ki nga xamante ni nii moom mooy El Hadj Medoune Ndiaye yàlla na yàlla bàyyi ko ak xelam yàlla na yàlla yàggal ko fi yàlla sàmm ko yàlla barkeel xam-xamam di ko wax ni nag am nañ kontante bég nañ ci ñëw gi nga xamante ne nii moom lañ ñëw fii mais mu jàngalaat ñu nag lu bari sa nag li nga xamante ni moo jëm ci wàllu taarix jërë ngeen jëf kon ñu ngi leen di jox dig daje ba beneen yoon ngeen ànd ci ak seen chaîne de télévision numérique Baax TV la chaîne de l'éthique et de déontologie